toppa tànk bi dikk ko. ba léegi Lac de Guiers nangul. jëli bi way jëli bi. nee na ko nag jamono yooyu xale la. mais Lac de Guiers jamono yooyu bu nekkee xale kon nax na boppam. lu leer la la. ah waaye yow Xaadim. ponkal bu mat bëri googu lu topp. parce que sa morom bu mat bëri googu lu topp nga ne gone nga. kooku koy nax sa bopp ngay nax. combat bii la ma la wax. moo am ci Lac de Guiers. gis nga Lac de Guiers bu wanelu boppam ci Eumeu Sène. wane qualité bëri yi mu amal ci Eumeu Sène. béye boo na bàyyi bëri dem bay waalo ceeb. ñaari weer de bu la ma waxoon rek man bu combat bi desee weer foo ma woo ne ma Khadim dama bëgg a wax ak yow ci combat bi dinaa la woo ne la lii lay demee ak nii lay demee. mais fii may wax ak yow nii. fii may wax ak yow nii. may wax ak yow. combat la 50-50 la pour le moment nii. ku ci nekk nag yaa ngi jóg. ku ci nekk nag. yaa ngi def say débat dépp. yaa ngi def say entraînement. mais combat xam nga day def bis bu ne. tey mën ngaa jekku. ba bis ba ñu jekku la. est-ce que xam nga ni combat Modou Lo Eumeu Sène ba bi muy dugg ci géew bi. ba bi muy dugg ci làmb ji. téewoon na làmb ji nii ci loxoom. ci biir géew bi lañ foqarñee combat. lañ ko foqarñee. waaw kon nga xam ne làmb ay détails la. xam nga man nag li may wax waxuma foruma ko xam nga néew ma dama am xam-xam. mais gëm naa ni am na ay pouvoir yu ma yàlla defal ci làmb. te sant naa ko yàlla ba lu ma wax benn seetkat mënu ko dindi. loolu moom lu ma wóor la. lu ma wax amul benn seetkat buy taxaw ni Khadim Ndiaye lii mu wax du am. mais combat boobu daal combat njërëleem la. mais fi mu ne nii nag 50-50 la mais bu desee weer. comme ñu ne tey ji waaw mais date bi ñu wax kay fi doon weer moo ci des parce que 4 avril la instant bi ñu ngi ci mars. mars lu ci topp. mars avril moo ci topp. mars avril. waaw moom li ma lay wax rek moom mooy li ma lay wax rek. xam nga tey actualité bi li am mooy mbiru Sonko. xam nga mais semaine bii ñuy ñëw bu ñu demee bala ay 15 la 15 bii wala la 20 dinañ defaat beneen jotaay ma duut sama baaraam ne la Khadim combat bi nii lay demee ñaari cong lay am wala ñaari xeex bi gauche droite ak gauche droite mooy am ñu joitloo diw jàpp ko. xam na ko voilà rapidité ko daan c'est-à-dire Eumeu Sène da koo gënoon a gaaw. rapidité ko daan léegi nag moom xam na li mu war a liggéey ki rapidité daan loo war a gën a bàyyi xel. ça veut dire que réflexe attention rapidité ko daan te Eumeu Sène daa bari feem parce que da ko jiitu ci làmb ba pare ëpp ko ci expérience. bu njëkk bi xamante wuñu deuxième bi mu étudier ko léegi nag Lac de Guiers c'est à Lac de Guiers de lui montrer que mokkal naa la loolu rek mokkal naa la rek su mokkulul Eumeu Sène rek jaaral fi mu jaaroon waaw. mais est-ce que ñu naa seen différence d'âge mën na jouer ci combat bi. non Eumeu Sène mi ngi ci diggu dooleem. mi ngi ci 40 ans et quelque. diggu doole la diggu doole góor la góor gu foyewul sa bopp. attention Lac de Guiers bu mu wéeru ci loolu. déedéet ay âge yi. compté wu ci bien vrai que. kële moo sut carrière. waaw màggee da ko lu bari ci carrière. waaw màggee du carrière parce que kii mi ngi ñëw ci làmb ji 99. kii 99 la ñëw ci làmb 98 99. kii 2005 la fin 2005 la ñëw. waaw kon moo ko sut lu bari ci carrière. mais ça ne veut pas dire que doole newul foofu. hygiène de vie dafa am solo te Eumeu Sène am na hygiène de vie. waaw bien vrai que Lac de Guiers xale bu taxaw la. am na doole. waaw mais kële am na hygiène de vie bu ko tenir ba léegi. loolu da nga am na ci bàyyi xel moom Lac de Guiers 2. waaw. favori nag 50-50. bon favori nag moom du sama kii. favori mooy favori des pronostics ngay wax. waaw Eumeu Sène mooy favori des pronostics parce que moo jóge ci victoire quand même. moo daanoon loolu xam nga dama leen di dimbali. favori ça ne veut pas dire que kii dafa faible déedéet. favori mooy favori des pronostics. pronostics yi li mu wax mooy Eumeu Sène mu mujj ci kaw. Lac de Guiers 2 kon booy jox coefficient koo koy jox. Eumeu Sène nga koy jox. loolu rek la du leneen. ça ne veut pas dire que moo mën waa ji déedéet dafa mujj ci kaw waa ji war a jël revanche jeex la te ñoom ñaar dañu namante nag waaw loolu coow li. amul lan la war a ñëwee parce que Lac démb def nañ benn point de presse wala benn émission fële ci 2STV. Lac mu mel ne dafa décidé ci combat bi. non combat bi man benn affaire rek lay wax. Lac décision bi muy jël yëpp Lac moom xam nañ système am. Eumeu Sène bu mu musa ne damay rectifier sama erreur contre Modou Lo ma ñëw bëgg a woon sénégalais yi jeexalu na liggéey lu mu doon liggéey
xam naa ne moom jeexalul man xam naa ko Eumeu Sène erreur la def jël loo xam ne moom xam na ne bu doon xale bu ndaw sax bu ko amoon loolu ci moom def ko nuñ ko def na bañ a indi man damay woon sénégalais yi jeexaluma Lac de Guiers bés bu naagoo foog ne magal na wala man mun naa ko saaxe ndax na boppam champion la nag na bëre bëreem moom Lac bàyyi bëree bëreem ñoom ñaar ku bàyyi sa bos bëgg a ñëw woon ne man kii xamba yaa ngi ci erreur parce que nag nekkul mbër bu ñuy fowee wax dëgg yàlla nag waaw mais nag moom tamit damay bañ mu ñëw rek tey mu ne man xam naa ko xol bi bañkat la te wane sénégalais yi man erreur laa defoon dinaa jàpp Lac de Guiers dama koy fowee mu bañ a def loolu ne tekk jël ay pièges am yëpp yi mu xel bëre yi mu xamoon depuis championnat d'Afrique yëpp mu def ko ci bopp bi pièges am yëpp mu teg ko munul sa waay du jéggi pièges yi yëpp munul nekk su ëmma tegee pièges am yi yëpp bañ a naagu Lac munul teggi pièges yi yëpp parce que Lac day bëgg a ñëw naan waay kii daan na ma benn yoon xaaral dinaa woon sénégalais yi man xam nga foofu lañ koy xaar nag waaw gëm naa ne moom jeexal waaye ñoo ko xamoon rek te dina indi doole bi doy waar ci combat bi xam naa ko te day bëgg a woon sénégalais yi man mun naa jëlaat couronne bi bu mu def loolu tax ci xelam waaw bu mu jël loolu def ko ci xelam Lac de Guiers lañu amal soxla fexeel nga daan ko nga mun a lijjantiwaat yeneen waaw. Mais c'est évident, pour moi, je suis parmi les. Je suis parmi les amateurs, j'anime un live et je donne mon avis. Et pour moi, la lutte, il faut la faire autrement. Moi, je suis du 50-50. Pour moi, Eumeu Sène, beaucoup de def du 50-50 te xam ni kii mooy favori pour man Eumeu Sène Lac de Guiers 2 dañu bëri 2 fois Eumeu Sène mujjee ko daan Eumeu Sène parcours am ci làmb moo tax mooy favori ci kanamu Lac de Guiers 2. mais nit moom laa ko jox. waaw mais ça veut pas dire que Lac de Guiers 2 mënu ko daan waaw Lac de Guiers 2 am na tous les atouts pour daan Eumeu Sène. lan ngay moytuloo Lac de Guiers ci Eumeu Sène. Lac de Guiers 2 lu ma koy moytuloo ci Eumeu Sène mooy teel a jàppante bi. waaw du ma ko digal mu teel a jàppante na Eumeu Sène ku ne xam na ni mbërëntaan la. waaw Eumeu Sène mbërëntaan la ku bëre mbapat man bu ma jëlee live sama live yi bu ma koy def. ñu may wax Eumeu Sène mais man pour man Eumeu Sène benn genre génie la un don de Dieu la. dañ lay wax lu mu def ci mbapat léegi kooku xamante ni dafa tëj livre yi ci mbapat kooku du ma teel a jàppante ak moom dinaa ko noggatu tuuti. waaw noggatu bi nag pour xaw koo. Njaay joxal Jóob waaw am Njaay joxal Jóob tuuti. ba nga xamante ne mbapat bu mu jàngoon dina ko xaw a réer tuuti. mais Lac de Guiers 2 ñëpp dañ ne moo Gris Bordeaux ñoo dàkk xeex ci làmb ji mais moom xeex bi gars yi wax ci moom ba tey woneegu ko quoi lan moo tax day ragal défaite wala lan. Lac de Guiers 2 kan moo wax ni moo Gris Bordeaux ñoo dàq ci xeex ci làmb. man ci li ma gis ak Malick Niang. non man je dirais que Boy Niang peut-être bokk na ci ñu dàq xeex mais Lac de Guiers 2 c'est pas un intouchable Lac de Guiers 2 day jël ay coups. day jël ay coups il est toujours sur garde et tout mais day jël ay coups xeexam ci début carrière am xeexam nekkoon na xeex bu baax parce que j'ai l'impression que depuis que mu am problème mu baaraam bi nangootul jël yenn risques yi ci xeex parce que Lac de Guiers dóor na fi Batika dóor yu metti dóor fi Babacar Diallo bu Fass dóor yu metti mais après bu mu génnee ci épisode yooyu ba nes dafa dóor nes dóor bu dal waaw crochet bu dal soog ko tibb nes daan ko mais gis naa ni même ba ci Issa Pouye sax yooyu boo xoolee coup bi ay zos coup bi bu ko daloon ak yooyu mais depuis un bon moment xeexatul nu mu war a xeexee donc xeexam bënnatul waneetul boo xoolee Modou Lo da ko sax sonal ci xeex bi nga xool Boy Niang nga ne Boy Niang sonal na ko ci xeex bi donc Lac de Guiers 2 pour man du ñu ne mbër boo xamante ne la ci dernier combat mi wane na ci xeex bu exceptionnel. est-ce que du li mu manqué ku mel ne Père Mama ak ñoom Alioune Seye est-ce que ñooñu laalu ci carrière. waaw mais c'est évident démb rek laa jël Tafa Gueye 2 live mu ma koy wax ne bu muy bëreeg Malal Ndiaye xamul Malal Ndiaye ne bu muy bëreeg Malal Ndiaye xamul Malal ci làmb ji la ko gisee Balla Diouf moo ko ne xoolal kële ngay bëreel mu xool. mu ne ko kii dama koy lekk fekk ku ndaw la mu ne kii dama koy lekk Jili Mbay ne ko bëree wa kële Malal Ndiaye ngi ne bu ñu ko wanee Malal Ndiaye neen ci saa si dafa soj commencé am nee na ci saa si muy ñàkk tooy xep nee na feebar na nee na newatul ca làmb ja mais Jili Mbay moo ne ci wetam di dalal xelam ne ko non gaynde non kii yaa ko mën kii ponkal na mais yaa ko mën gëmloo ko ba delloo si waat ko donc Jili Mbay rôle bu mu doon joué ci mbëru Fass yi yaakaar naa rôle boobu la Mama doon joué ci Lac de Guiers 2 rôle boobu la Moussa ñi ngi doon joué ci Gris Bordeaux
rôle boobu la Moussa Gningue doon joué ci Zallo. Zallo da doon Moussa Gningue da doon ñëw jël benn butéel sax mun naa ne ndox lay doon ak suuf jaxase ko boo ko nee Zallo am xëppul lii nga dem dóor mbër bi mu daanu Zallo day gëm loolu. même chose pour Tafa Gueye parce que loolu dafa am lu ñu woowee tey ji adrénaline buy nekk ci nit mu am ku koy mun di yee. te adrénaline boobu noonu Mama Ba da ko doon yee. ci Lac de Guiers 2 combat boobu nag mu am lu ci doy waar Mamadou Ali Ndiaye bu ñuy tudd sànq. Eumeu Sène bu mu préparé deuxième combat ak Lac de Guiers 2 combat bu muy jël tànk Lac de Guiers 2 di ko daan Eumeu Sène ngi préparé combat bi en France ci wetu Mamadou Ali Ndiaye ci la préparé combat bi ñëw daan Lac de Guiers 2 donc Lac de Guiers 2 war a bëriwaat ak Eumeu Sène troisième combat jëli Mamadou Ali Ndiaye boobu ne ko yaa may entraîné donc loolu ça va doper en tant que tel Lac de Guiers 2 psychologiquement Lac de Guiers 2 moom day ne combat bi ma jëm nii mais man ki taxoon Eumeu Sène daan ma mais kooku moo may entraîné te Mamadou Ali Ndiaye le connaissant je dis pas qu'il est fort qu'il est exceptionnel mais le connaissant c'est du genre bu nekkee sa wet di la gëmloo sa bopp waaw am lu muy yee ci yow donc peut-être aspect bi nga xamante ne c'était un aspect attentiste bu ñu doon gis ci ay combat Lac de Guiers 2 gëm naa ni bi yoon dina dañ. wala est-ce que du def handicapé ci Eumeu Sène. non amul benn handicap bu muy def ci Eumeu Sène aujourd'hui aussi depuis que mu jóge ci combat am ak Lac de Guiers 2 boobu Mamadou Ali Ndiaye yoraatu ko donc tey jii moom il considère peut-être que Mamadou Ali Ndiaye nu mu ko yoree woon baaxul donc il considère que Mamadou Ali Ndiaye du problème pour moom donc Eumeu Sène pour man au contraire moom il est confiant parce que Eumeu Sène bu nekkoon gëm na Mamadou Ali Ndiaye du àndaat ak moom day àndaat ak moom mais comme àndatul ak moom bu tey jii Lac de Guiers 2 demee ak Mamadou Ali Ndiaye moom loolu day dalal xelam donc avantage la ci ñaari mbër yëpp avantage la ci ñaari mbër léegi réponse bi 4 avril lay doon